ñu ci télévision Futur Média ñi ngi dellu di leen nuyu ci seen émission bi ñu leen tànnal diirub campagne bi nga xam ni tàmbali nañ ko tey nag nekk juróomi fan ci campagne électorale bi nga xam ni dañ ko jagleel wàllu législative yi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet tey ñu fas yéene cee dalal gan kooku nag mooy Aliou Sall moo nekkoon maire ci Guédiawaye ci wàllu profession nag mën nañu wax ni taskatu xibaar la waaye itam nekkoon directeur général bu caisse de dépôt et de consignation moom Aliou Sall moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission soir de campagne ak télévision Futur Média maa ngi lay nuyu monsieur Sall Aliou. Pape Ngagne merci jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm ci sa invitation. di profito ci introduction bi ak ci tabaski bi ñu génn. di balu ak Sénégalais yi di bale ak waaye particulièrement di am message ci waa Guédiawaye di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal wërgu-yaram ak gudd fan et di leen feddali tamit kóllëre. jërëjëf mën nañu wax ni élection yi fekkee la ci boole parce que c'est vrai yaa ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye nekkuloo candidat. gannaaw loolu lu ko jiitu ci législative yi ci local yi ñu génn nga nekkoon maire sortant nga jële ci défaite ci boobu élection législative yi ñëw kenn investiru la ci lan lañ mën a jàpp Aliou Sall vraiment ci wàllu politique tey lan moo la ci dese. man j'ai commencé la politique très jeune. nekk def évoluer ci parti de gauche. am fa culture politique boo xamante ni daf ma may. ma distinguer l'engagement politique et la promotion politique nit ki mën na. lan nga bëgg wax ci engagement ak promotion. nit ki mën na bañ a am benn ndombo tànk ci politique. waaw waaye engagement am ci réew mi engagement am ci ay convictions politiques engagement am au plan idéologique pousse ko mu dugg ci parti wala sax mu dugg ci beneen forme organisation. nekk ci mën na ci dund ba retraité ci politique fekk bañ ci am benn ndombo tànk. exemple yi ci histoire politique bëri na lool ay nit ñoo xam seen carrière yëpp carrière politique la waaye terewul amuñ ci ndombo tànk ci wàllu nguur ak leneen loolu tamit beneen façon la man defe naa suma devoir tey jii nga xamante ne nekkatuma directeur général nekkuma maire nekkuma député ma wane ne nit ki war na mën a bañ a am promotion waaye gën a dëggal engagement politique am loolu tamit c'est une façon aussi de partager des leçons qu'il faut aussi donner à la jeune génération on leen na politique du rek politique ngir jëriñoo yow sa bopp. d'accord mais politique aussi daf ci am solo pour que vraiment bu fekkente ni jongante am na. nga tàbbi ci jongante yi am ci ndam. mais boo ci amul ndam nga perte ci. ñuy xaar législative yi. ñu investir la ci loolu demeewul noonu mais loolu itam ci wàllu politique war nañ ko jàngat. waaw xam nga boo demee ci élection am défaite comme ni mu demee nii. c'est tout à fait logique que beneen élection buy ñëw. nga bàyyi ñeneen aussi ñu tenter seen chance. waaye su fekkee ne yow rek la ñuy teg dafa mel ni yow rek yaa fi nekk. alors que y a d'autres ressources humaines. y a d'autres cadres politiques. yoo xamante ni sax ci élection locale yi ñoom dañ leen xañoon jox la yow chance pour que nga nekk candidat. donc c'est tout à fait normal que yow boo jàllul nga mën a may ñële même boo jàllee sax war nga mën a may ñeneen ñi ñoom aussi ñu tenter seen chance. loolu dafay war exprimer aussi solidarité bi war a am entre des dirigeants politiques entre des cadres politiques. D'accord. Et aujourd'hui je suis tout à fait satisfait. D'accord. Sur le fait que Guédiawaye ñi demoon élection locale am na ci ñaar ñoo xam gañewuñu notamment man ak Lat Diop mais tey ji kenn gënuñu taxaw pour que parti bi ak coalition bi am ndam dans le département de Guédiawaye. D'accord muy lu ñuy xaar am na sax ñuy xaar tuddee ko remontada am na ñuy xaar revanche. am na ñuy xaar lu bëri mais loolu dinaa ci dikk ci Guédiawaye ak ci local yi parce que loolu occasion la dañu am ko faw ñu càmbar ko man ak yow mais bala ñuy ñëw ci loolu dafa am actualité bu doy waar boo xam ni dafa xew ci réew mi muy ay nit yoo xam ne dañ leen jàpp ñu tudde leen force spéciale ñu wax ni dañoo amoon yéeney indi musiba ci biir réew mi ci ñooñu am ci koo xam ne daf ci ñàkk bakkanam ñu dégg nañ soxnaam mu wax dégg nañ procureur mu wax mu nekk mbir mu doy waar ndax jàpp leen ni loolu am na lu mu mën a gàkkal ci seen nguur am na lu mu mën a yàq ci seen campagne ndax jàpp leen ni doxalin boobu nga xam ne gis nañu ko te mu safaanoo trop ak sàmm ak yelleefu doomu aadama am na lu mu leen mën a taxal.
mbir yi moom ku nekk il faut que nga hiérarchiser. man stabilité réew mi dalu réew mi jàmm réew mi ak sécurité réew mi yemalewu ma ko ak leneen. loolu suma conviction personnelle la. gëmuma ne àq ak yelleef dañ ko war a topp ba mu ëpp doole stabilité paix et sécurité parce que pour man alalu Sénégal balaa dara mooy sunu stabilité sunu jàmm. kon nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor sécurité yor wàllu justice yor sunu stabilité suñu demee ba saytu gis ne am na danger bu am man suma kóolute day mat sëkk ci ñoom pour li ñuy doxal. bakkanu doomu aadama ñu doxal ko bakkanu doomu aadama la ñuy wax bu ci des. François Mancabou. pareegu ma de. waaw ma ne. mais bakkan aussi la moo ci des. c'est pas li ngay wax c'est important. mais bakkan la ñuy wax may ma tuuti. d'accord dama ne. bu may hiérarchiser. entre àq ak yelleef. waaw ak stabilité réew mi sécurité réew mi du ma ko yemale. sat ba ci bakkan. sécurité réew mi bu ba ci amul bakkan. sécurité réew mi bu amul. du benn bakkan ay wodd ay junney bakkan ñooy wodd te loolu dara jaru ko léegi nag kenn du rafetlu benn bakkan sax bu wodd dañ koy ñaawlu surtout que ñu ngi ci phase enquête xamuñu lu waay def ak lu waay deful waaye li ma bëgg a wax mooy topp liberté respect liberté droit de l'homme ba faagaagal réew mi ci wàllu stabilité am loolu moom man suma conviction mayuma loolu surtout que dañu gis ay exemple ay réew yu ñu wër tey jii Mali waxatuñu waxu liberté politique parce que régime militaire moo fa nekk ñu ngi négocier xool kañ la ñuy def élection ou pas donc loolu dafay wane ne réew bu amul stabilité amul sécurité ak yelleef bi ñuy wax nii dootul am benn sens kon il faut que ñu def attention pour man ça n'a pas de prix et il faut donner toute la confiance aux forces de défense et de sécurité et à la justice pour ñu def seen liggéey léegi nag loolu du tere ak yelleef ñu koy topp di encourager tamit ñi nga xam ñoom ñooy liggéey ci domaine boobu ñu def lépp pour préserver quand même les droits des citoyens et man je fais confiance au procureur ak message bi mu joxe gëm naa ko loolu laa gëm te mooy nit ki daf doon am lu muy mbëkk. waaw man loolu laa François Mancabou. waaw mais loolu nga gëm. man loolu laa gëm parce que mënuma gëm procureur ñëw di wax loo xam amul. mais loolu su amee est-ce que duñu dem ci non assistance ba nit ñàkk si bakkanam. waaw loolu yooyu non mais naka la nit di nekkee ci détention waaw muy di def ba def lu ko rey. ñuy wax ni loolu moom moo am. mais loolu jàpp nga ni rafet na ci suñu wàllu yoon. suñu wàllu ay. ma ne bakkan bu rot. gënul mais est-ce que li ñuy wax loolu dafa doy waar ah. mais Pape yow tam loolu aveugle loolu. bàyyi ma développé maanaam ci suñuy loxo la ñi ngi koy gis muy dee. ma ne waaw. mbir mu am rek am na luñ ci mën a saytu. ci wàllu améliorer sécurité. améliorer qualité bi nga xam ne moom moo nekk ci bërëb yi nga xam ñu ngi fay denc yi nga xam ñu ngi xaar ñu àtte leen wala ñu ngi def seen enquête xëy na ay amélioration war na ci am may rafetlu tamit administration pénitentiaire évolution yi mu am ak amélioration yi mu am ci année yi passé parce que kaso yi ni mu mel dafa xaw a doy waar mais sooy wax amélioration dafa mel ni du demoo kaso yow. non nga baal ma yàlla na ci yàlla musal non yàlla na ci mais soo koy wax. yow it yàlla na ci yàlla musal mais amin mais dama ni sooy wax amélioration. ñi jóge kaso ñoom. mais dama ko xam non ndax dama ko visiter. am ay mbokk yu ci nekk am ay xarit yu ci nekk. kon xam naa réalité boobu. d'accord mais booy wax amélioration. mais foog amélioration am loolu laa la wax. sooy wax amélioration mooy demoo kaso. à la place yow it de demoo fa. waaw d'accord te ñaanalu ma la ko yàlla mais ñi fa jóge dégg nga leen wala déggoo leen. ci li ñuy wax ci kaso yi nga xam mooy déggoo li ma la wax xanaa ma ne am naa mbokk foofu am naa fa ay am di jàmm dem naa fa di visiter ay nit donc xam naa lan mooy réalité bi nekk foofu loolu moo tax ma ne la maa ngi féliciter administration pénitentiaire ci amélioration ya fa am donte am na lu bëree bëri lu ñu war a def ndax métti na ñaaw na ci yenn saa yi te loolu je crois que mu ngi war a jaar d'abord ci ñu yokkal leen ay moyens vraiment ci li nga xam noonu la ñu yore prison yi parce que c'est quand même très limite. D'accord xam nga dañuy wax kaawu un certain Mamadou Seck. boobu jeexagul parce que mooy koo xam ni dañu ne aussi mi ngi ci ay liens de détention la ñu wax mu évadé dem. liñ ci wax yëpp dégg nañ ko. mais c'est-à-dire naka la ñu mën a waxee loolu ci réew mu ñu wax ni réewu yoon la. ñu téye nit
mu évadé ñu téye nit mu ñàkk bakkanam. mais loolu toujours mu am. waaw mais même dans les pays les plus développés les plus démocratiques au monde da ngay dégg ne évasion am na wala mutinerie am na reyante nañ téeméeri nit dee nañ ñaar fukki nit dee nañ et cetera loolu bés bu nekk en tant que journaliste nga dégg ko muy France muy États-Unis muy dans les pays d'Amérique latine ay dysfonctionnement la yu nga xamante ne dafay am ci réew. ça même Sénégal sax loolu du bi yoon rek la mës a am. maintenant nag kenn du taxaw ne tout est parfait loolu amul mais ku nekk xam na ne sécurité bi am ci lieu de détention yi classique yi du même niveau de sécurité bi moo am ci pavillon spécial nga xam dañ fay yóbbu ñi nga xamante ni dañu jàpp ne dañu wopp du même niveau de sécurité bi kon c'est tout à fait possible nit ëpp chance daw rëcc ci fi nga xam ne hôpital la parce que attention personnelle bi ci wér-gu-yaramam la nekk waaye du gënu la nekk ci di ko garder pour mu bañ a rëcc. d'accord léegi monsieur le maire ndax ki feebar. xaaruñ ci moom muy rëcc. waaw mais bu ñu demee ba ñii di wax dafa rëcc ñii naan dañ ko rey mooy le cas de François Mancabou ñii naan li ñu wax li procureur wax amul. dañ ko rey Mamadou Seck dañ ko rey. c'est-à-dire rey boobu ñuy jiiñ. état non rey boobu ñuy jiiñ. mais est-ce que loolu itam lu baax la. waaw xam nga Sénégal tamit dafa am lu doy waar lu fi xew ci wàllu politique dañu léegi tàmm di accuser à tort et à travers. tamit lépp lu am rek ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi dañuy jël lépp rek xëpp ci nguur gi te duñu analyser waaye xam nga kañ ki ñu téye ne yow dañ laa téye yaa ngi ci yoon nga rëcc kenn gisagu la kenn xamul kenn amul preuve ñu déclaré ne da nga dee xam nga loolu moom man d'abord ñeme yàlla. weesu loolu ñàkk kóolute la. ñàkk kóolute la ci doxalinu justice la mais ñàkk kóolute boo par demee exemple ba di ko ñàkk wax kóolute bi mooy est-ce que rayuñu ko ba pare wax ni dafa évadé. loolu la ñuy wax. xam nga loolu dafa yomb. waaw bu dee lu xaw rek lu xew nga accuser gouvernement bi te yow amuloo benn preuve. dama jàpp ne c'est pas responsable. ak dee ni mu grawee egg ci niveau criminel boobu ñu koy jiiñ état bi bu Sénégal. waaw mais loolu laa la wax ma ne la malheureusement ci réew mi tey dañu toll fu nga xamante ni les acteurs politiques ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñi nekk ci médias yi dañu am légèreté ci accuser gouvernement sans aucune preuve juste pour yàq. rumeur mooy seen profession exagération mooy seen profession sos mooy seen profession loolu nag phénomène la boo xam ne il faut que ñu jël ko au sérieux waaw xool naka lañ koy traité je crois que nit ñi ñu ngi ciy xalaat ci wàllu naka la ñu war a réguler déclaration yi nga xam c'est des déclarations intempestives sans aucun fondement nga xam nit ki mun na ko wax tojum réew te fekk tegu ko fen loolu xam nga ci dara xam naa ci dara mais nekk na phénomène boo xam waruñ continuer di ko seetaan pour man dañu war a réguler tout l'information en tant que telle dama dépassé sax affaire réseaux sociaux. mais et c'est un journaliste qui parle je crois à la liberté de presse. Okay. mais je crois franchement que liberté de presse waruñ ko topp ba mu toj réew mi ndax am na yeneen exemple yu ñu dund feneen. d'accord mais jàpp naa ni liberté de presse moom luñ ci yokkul waruñu ko wàññi. liberté moo toll foo xam. xam nga liberté de presse boo ko déggee rek. boo déggee liberté de presse rek jàmm ak stabilité moo am. ok du dëgg yàlla tereeti ko. réew bu fi yëngu woon am na réew yu yëngu ñu ngi suñu wet kenn waxul liberté de presse parce que doo ko tal sax donc bu ñu jël liberté de presse def ko principe boo nga xamante ni c'est au-dessus de tout man gëmuma loolu li ma gëm mooy stabilité sécurité loolu mooy fondement leneen li ñëw rek daf ciy tegu donc loolu nañ ko jox àq bi nga xam moo war nit ñi mën a nekk seen jàmm seen salaam doo gën a xalaat liberté. ak boobu ngay wax. nañ ko joxe mais jox ko doomu aadama moo jiitu. par exemple ki nga xam ne mi ngi ci loxo yoon. ñu fexe ba sàmm ko. sàmm ko. d'accord loolu mooy li logique. mais loolu je suis totalement d'accord. mais failles day am au plan humain au plan matériel ci yëpp su amee dañ koy saytu xool nañ koy corriger man du ma wax mukk ne tout est parfait parce que loolu amul fenn ci àdduna bi fii ci Sénégal tam amu fi. d'accord dëgg yàlla voilà fallait ñu aborder loolu parce que dafa nekk actualité boo xam ni dafa sensible ñu bari itam mbir mi jaaxal leen François Mancabou ni ñu waxee noonu la dee mu nekk dee boo xam ni kenn musul gis lu mel noonu ci prison rawatina fii ci Sénégal ñuy dund yu mel noonu ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom moo indi ba ñu jàpp ko muy ay événement yoo xam ni daf fi amoon muy ay marche boo xam ni
ñi nga xam ne ñooy Yewwi Askan Wi ak ñi ñu àndal ci opposition bi. dañu sollicité woon pour ñu encadrer leen ñu defal seen marche. ñu tere leen ko. ba li xew-xew. ndax jàpp nga ni loolu xew ba ay nit ñàkk ci seen bakkan. mënuñu jàpp ni tey. nguur gi mooy responsable bi ci wàll boobu. xam nga nguur moom. waaw ci réew. lépp lu am na ci responsabilité. lépp lu am rek moo xam moo initié wala initié wul parce que loolu mooy responsabilité de la gestion publique waaye nag loolu dañ ko war a différencier ak ki nga xam moo sooxe mbir yi xam nga tey jii booy wax responsabilité état responsabilité la bu général la maanaam dañu war a sauvegarder paix bi bu manifestation amee ñu indi force de l'ordre yi ñu gérer bu fekkee dañu autoriser waaye bu amee ñuy yàq tamit force de l'ordre yi tere leen a yàq. non autorisé ñoom la ñu bañ a dégg. waaw non ñaar yëpp am na xam nga yaa ngi wax manifestation bi ñu tere. waaye une semaine avant boobu dañoo autoriser beneen manifestation. waaw nguur gi nag quand même moo am sañ-sañ du ku neex rek yooyu yaa am sañ-sañ nguur gi moo am sañ-sañ saytu xool lan moo war a am ci jamono ji est-ce que conditions yi réunir na pour ñu mën a def marche pacifique ba mu réunir autorisé nañ leen def nañ seen marche. amul benn problème ba mu réunirul tere nañ leen. la preuve que tere nañ leen ay nit ñàkk ci ma ne la preuve que. waaw nguur gi amoon na raison tere ko xoolal ñañ ci jàpp ak lañ leen accusé su fekkoon dañu autoriser marche boobu ñii ñu jàpp te amul kenn ci Yewwi Askan Wi ku weddi ne lañ leen jàppee du yoon ñii ñu jàpp imagine toi ñu amoon occasion dugg ci manifestation bi rey ay doomu aadama comme la amoon mois de mars su boobaa la responsabilité gouvernement bi di gën a tar moo tax. capacité d'anticipation bi ñu am téye ñooñu waaye analyser situation xam ne waruñu autoriser marche loolu man maa ngi ciy féliciter vraiment l'administration. d'accord mais xam nga aussi démocratie dafa am solo ci république. li nga xam ni dañ ci tënk constitution jox la ko muy sa sañ-sañu def sa déclaration. def sa marche. nga def ko dañ la war a bàyyi nga def ko. loolu surtout ñoo xam ne dañu ko def le 8. nga gis li xew. mu pacifique ni nga ko waxee. waaw man ñooñu buñ ko laajaatee. wax dëgg yàlla. xam nga yow yaa wax waxu leneen lu ñu gis ak lu ñu gisul mais ñun gisuñu lu dul. ñu bëgg a def seen manifestation ñu tere leen ko. te ñu jàpp ne teguñu ko fenn. Pape Ngagne man ak yow ñoo yem am na suñu gët fu mu yem ñun am na lu ñu mën a gis am na lu ñu mënul gis parce que ñun du ñu ay spécialistes du ñu service de défense et de sécurité yoruñu enquête yoruñu antiterrorisme kon te gëm naa ne ñooñu ay fonctionnaires lañ du ñu ay politiciens donc lu mel noonu bu amee ba ñu téye ay nit te ba fii ñu toll nii amul kenn ku weddi ne lañ leen jiiñ du loolu su boobaa def naa war nañu am maandu bàyyi mbir yi quand même dox te tamit sunu richesse wax naa ko sànq alalu Sénégal. d'accord jàmm la mooy jàmm. ak alors ci ñi ñu jàpp daf ci am ku ñuy wax Ami Dia mi ngi dëkk Sam Notaire ci zone Guédiawaye boobu. ndax xam nga ko. wax dëgg yàlla xam nga ko. dégg naa nag turam ci média yi depuis démb laa commencé dégg li ma ci xam tamit mooy li ma lire ci journaux yi comme quoi nangu na ne moom moo yónnee xaalis waaye que ba mu koy yónnee xamul woon ne dañ ciy def lu baaxul loolu daal laa ci jot a xam ci journaux yi laa ko lire donc fa laa ci yem. d'accord ñu dellu si un peu ci wàllu politique ci Guédiawaye Aliou bettoon na la vraiment sa défaite ci Guédiawaye.